Production présente. waaw kon coach moom laa toogal noonu ki nga xam ne mooy ko si Youssou Ndour macha allah ma dégg nag mu def benn intervention léegi bu am solo ci wàllum parce que yenn yi moom du xañ ngàññi xam ngàññi ma si cuub la ndax wax na fi waxu contact wax na fi léegi waxu musculation lu ne wax na ko fi xëy na peut-être loolu domaine am la moo tax ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay delloo ziar di la nuyu bu baax a baax di am contentement bu mag ak mbégte bu mag di wax ci Gaston Production ndax xam naa ni Gaston xamuma mais quand même ku yàgg dund ci làmb lañ macha allah ndax defe naa ne ku seetaan ay combat Mbaye Gueye ba ngay nekk xale ba màgguwaale ba léegi yàgg nga ci làmb du dëgg la ñu ànd ak ay champion yu yàgg ci bëri aussi tamit ba suñu dëkk Tëngéej ay mbër taxaw fi bëgg ay mag yu leen jàppale kon fépp fu ñu mën nekk dañuy ñibbisi macha allah mais li may bëgg a wax d'abord ci Gaston Mbengue d'abord laay njëkk a wax parce que tey moo ñu may occasion ba nit ñi ñu mën a taxaw jël micro di wax macha allah Gaston Mbengue li muy def ci dëkk bi dama ne Gaston Mbengue tax na mbër yu ne tax na mbër mu ne mën sa boor mën sa gan macha allah Gaston Mbengue tax na mbër yu bëri nekk borom kër ndax xam naa mbër yu bëri fa leen Gaston jëlee ak fi mu leen yóbbu am na mbër yoo xam ne ci 100 000 200 000 Gaston xëcc leen dugal 700 millions claf ba fay leen ay millions yu bëri ba tey ñu nekk kilifa nekk ay borom kër dëgg la kon Gaston Mbengue képp koo xam ne borom kër nga population Sénégal ñëpp a ko ameel njukkal surtout ñun ñi nga xam ne nag dañuy dund si làmb di bëgg a làmb man moom maa ngi koy ñaanal yàlla wér maa ngi koy ñaanal yàlla amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi ma gis ko aussi mu def loo xamante ne si nii kenn ku nekk boo sañoon sa ndono da nga koy rafetal mu jël doomam indi jàngal ko lii nga xamante ne si nii mooy pour affaire mbiru lu jëm ci làmb ak ñu koy doxalee ma déglu naa doom ji nag mu wax ma rafetlu ko xam ni toog na ak mag mu ko xelal macha allah ba tax na lii muy def nii mu nekk ci yoon yàlla na ko yàlla jëmale ci amiin yaa rabbi amiin Gaston Mbengue moom ba fa dëgg yàlla lu waay mën a wax Gaston Mbengue tax na kër yu bëree dootuñu dëñe dootuñu fande te ay borom kër ña nga fa nekk kilifa Gaston leen def kilifa ndeysaan kon loolu laa amoon lu ma doon wax si Gaston grand wax nga lu am solo waaye nag macha allah yow loolu laa doon xaar ci yow c'est des paroles de la sagesse waxu mag nga wax waxu kilifa nga wax mais gas dina la dégg te gas xam naa ko ku ko dóor dana fayu dana la tontu incha allah nan nga gisee sa comportement mbër waaw Youssou Ndour dafa nekk booy bu baax dafa neex a àndal addunay dox nag ba waa Tëngéej tëgg nag taxaw soxla ma man ma bàyyi lépp lu ma jàppoon ñëw jàppale ñi bisis nag fi nga dëkk nag kii nii daf ma daan romb rek di dem ñu dëkk si benn koñ mais dama amoon yéene di ko jàppale ndeysaan mais nit ki tamit doo ko gis tey rek nga ñëw ne bërët rek dugg si moom loolu baaxul da nga koy taxaw étudier ko ba xam mooy kan mais xol bu rafet la yor Youssou Ndour léeg-léeg ngay wax si nit nag xëy na dañuy yaakaar ni dafa am lu mu demee seen diggante mais yaram ak tegginam moo tax tey ma bàyyi sama kër ñëw nii ci émission bi ñu nekkoon nag moom ci boppam laa mu nekkoon di dox écurie Fass bu Tëngéej ak écurie Jokkul pour ñu nekk benn parce que man maa yore waa Fass bu Tëngéej pour ñu nekk benn ci lañ nekk di ko dox nag sotteegul yàlla na ko yàlla mottali daaw année bi yëpp écurie Lebu gi laa entraîné ak mbër yeeg yëpp ak ñoom gàmmook booy yi fa nekk ñoom Cheikh ak ñoom ama neex ñu nekk aussi ay booy yu jara àndal ay booy yu am xel yu am yar yu am teggin di gërëm aussi suñu grand forman wax fa dëggaale bi ma ñëwee daf ma yaatal ubbil ma ne ma yow yaay doxal ndax wax fa dëgg yàlla ku sa gan ñëw nga génn sa nekk jox ko mu dugg dëgg la kon loolu yëpp nag su amee yàlla ak Youssou Ndour mii toog ak Gamou Gueye ñoo rafetal loolu maanaam ñoo dox loolu ba mu ñoo ko yaatal macha allah su ma dee ñëw nag ci ay qualité moom comportement wës jàmbaar li la waajooju wax moo ci nekk dafa jël Youssou Ndour te xamu ko wës jàmbaar man déglu naa seen signature ñoom ñaar mbër taxaw wax si mbër mu mag taxaw wax si ne wës jàmbaar mii laa gis ni moo gën a pare nangam ma ne ko loolu nag baaxoon na ci ndax bañ fa jógee ñëw dañ ko ñaax ne ko nag dégg nga li leen nit ñi waxal nee nañ wës jàmbaar lañ favoriser ma ne ko nag bul topp affaire boobu xam nga lan nga topp mun naa ma ne ko amal sa caay-caay téye ko heure bu jotee nga génnee ko waaw loolu am solo wax amul solo jëfoo am solo waaw nit da ngay am caay-caay ku mënti doon su heure bi jotee rek nga génnee ko soo ko te sa waay combat bi li ma jaaxal da doon ree rek si dama ne la man Youssou bandi la quoi waaw xoola mbër bu mu si mënti doon boo amul caay-caay doo dem dëgg la Modou Lo ëppul doole mbër yi déedéet
ëpp leen doole. mais caay-caay. jaay na leen caay-caay ba nekk roi des arènes. dëgg la. Balla Gaye ay Yékini ñoom ñëpp. Balla Gaye ba mu ci toll ñëpp la jaay caay-caay ba ñëw. dëgg la ba egg si Yékini def ak moom li mu ko def ak moom. dëgg la kon caay-caay dafa baax ci lu nekk. am loolu lamboo. am loolu lamboo. keroog bu mu taxawee ñëpp taxaw ku taxaw da nga naan kii dara nekku fi mais ku contact ak. ku doole contact la ak Youssou indi Ndour maa taxaw nii nga naan lan kii doole la indi. ma ne dama la man bokk naa si ñu ko doon préparé def nañ contact 2 jours 3 jours mais après jour yu si bëri bu ma ñëwee du ma def contact parce que dama ko mënutul sama yaram moo ko ànd. yow coach da nga mujj sonn. waaw parce que léeg-léeg nga defar sa mbër mais yaa koy nattal sa bopp ba xam lan moo nekk ci moom. dëgg la. il faut nga nattal ko sa bopp dëgg la ay mag lañ xëy na doole bi jeex na fi. mais expérience bi waaw ak caay-caay bi yow yaa koy nattal sa bopp ba xam moom lan la nar. dëgg la kon donc ñun xamoon nañ ni maanaam ci yaakaar ci yàlla tey bu ñu demee dañuy am combat dañuy am ndam. ci ndam te yàlla may leen ndam lu may na ma ne ko wës xale la xool ko ni muy def si géew yi mu ne ma ne ko bàyyi kook fecc nii bàyyi kook way bi bàyyi kook tëb bi demal dal rek heure bi su jotee nga def ko yëfu caay-caay ñëw ñu dem ñibbi te dafa neex a digal. ndeysaan. dafa jël bërëb yëpp bàyyi kook moom wës di fu ne mu jaar fa génn fu ne mu jaar fa génn wës di def lépp. te xam nga wës kii daal daan dong la def. waaw wës keroog loolu mu indi gis nga wës keroog loolu mu indi. bu doon beneen mbër balaa wës a sifli nga daw génn. nga daw génn ndax arñe bi mu indi fecc bi mu indi dégagement bi mu indi. wës public bi mu indi. ba mu duggee ci làmb ji ba bi muy bëree mi ngi ci làmb. noppalu ko. kon donc dafa fournir énergie ko. mi ngi noonu kon donc Youssou Ndour dafa am caay-caayu mbër. mais foofu tamit coach nga yaakaar ni coach yi amuñu ci part de responsabilité. si am nañ ci part de responsabilité. man du ma ànd ak sama mbër bàyyi la tant de minutes boobu nga nekk. nga yàq oxygène rek ci kaw nit ñi. làmb dafa am temps fort. da nga koy préparé ci instant bi nga xam ne duggaguloo ci biir bëre bi. fa ngay mbër doo ko bàyyi ci li ko neex su ñëwee ci arène bi déedéet man maa lay entraîné man maay sa coach fii ma neex ngay yem. ba nga dugg ci biir làmb ji looy def nga def ko mais bàyyi mbër mu mel ni na ma yàlla baal. di fecc di ambiance di tëb ambiance baax na boo duggoo bàkku def sa ambiance demal toog nekk si li nga nekk naan say sangoo say garab ay fecc indiwu la fi ndam moo la fi indi ñun keroog ndam moo ñu indi te Youssou Ndour jox nañu ndam boo gis naa ko keroog mu def 100 mètres boo xam ni 100 mètres boobu daana nekk bokk na ci li ko sonal. waaw léegi nag am na mbër bu mu ko doon def yóbbu na fitam yóbbu na ragalam amul caay-caay day dugg si géew bi daan ko. dëgg la keroog wës lu mu xamoon def na ko. dëgg la nappe la quoi. dama ne lu mu xamoon def na ko mais dafa xamul ni Tëngéej même naar yi sax ay lébu lañ. séeréer yi ay lébu lañ. dëgg la joolaa yi ay lébu lañ. ay dëkku lébu lañ. parce que ca maam yàlla. xam nga ñun ñëpp bu ñu xëyee géej la ñuy dem teer. bu ngoonee ñun ñëpp ñu ngi géej. dañoo jaxasoog lébu yi ba yor jikkoy lébu. man mi dox ak yow naar laa. naar laa mais boo ma fekkee ci biir lébu mënoo dindi sa bopp ci lébu gi. mënoo ma si génnee. fu may dem feneen sax lu may incarné Tëngéej laa dëkk ay lébu lañu. dëgg la kon donc te tey jokkul toll na fi nga xamante ne si ni jokkul. toll na fi nga xam ne tey lii développé Tëngéej lépp mi ngi jokkul. macha allah si bëre si liggéey. si élevé. ci leneen ci jàppalante. jokkul sensible moo ko njëkk a def fii ci biir Tëngéej. te waa jokkul ñu ngi koy def seen jigéen ñi ña nga géej seen góor ñi ña nga géej ñii ña nga marché ña ngay jaay. di def góorgóorlu rek góorgóorlu bu baax. macha allah lébu dafa am cosaan boo xamante ne si nii ku leen xam ne ay nit jom lañ ay garma lañ. te dañoo mën gan. te neexunoo jëflanteel nag. not mu ndax li tax neexuñoo jëflanteel mooy ñoom dañuy mobiliser. bu dama ne dañuy àndandoo. dama ne xaaral ba sunu combat bi di ñëw ba Youssou Ndour jóg. incha allah xaaral ba sunu combat bi di ñëw ba Ama Neex jóg. xaaral ba sunu combat bi ñëw ba Gàmmu jóg. xaaral ba sunu combat bi ñëw ba ku mel ni Bidéo ak ñeneen jóg. ngay comprendre parce que ma wax la leen lu xew. meilleur écurie daaw ku ko jël fu ñu ko jël du Tëngéej. ban ndax daan nga dégg écurie bu dul écurie Fass écurie Séeréer écurie Waalo musoo ko dégg. musuma ko dégg. ñetti écurie yi rek ñoo sos làmb ci biir Sénégal. ñu dem tey ba Tëngéej ñu mel ni ñoom Konaté ak ñeneen fexe imposé wu ba jël meilleur écurie Tëngéej te luñ ci xamul Tëngéej léegi benn bopp la de écurie Lébu gi écurie Kaay Baax écurie lépp benn la Colobane ku sa mbër di bëre ñëppay ñëw contact si ñëppay ñëw wax si ñëppay ñëw daje ñu ànd dem arène ba daan ñibbi si. mu nekk lu am solo. ñuy encouragé nag suñu rakk Gàmmu ndax dafa jóge si défaite. waaw ci défaite lu ji. mais défaite boobu tere ko nekk champion de. champion la. soq Gàmmu Gay. dama ne champion bu mag la. ku ko war a jox revanche di nga ko jox revanche. ku mu war a bëri dana bëri ak yow. te boobaa nag ci la ñuy comprendre kan mooy Gàmmu keneen ak keneen ak keneen. mu nekk kon ñoo ngi leen di sant. di leen gërëm di sant sama doomu baay bi nga xam ni moom lañ ñëw këram. mu nekk ku baax. bu baax la. ndax nit aussi yaru quoi. waaw mënoon nañu invité këram toog di ñu seetaan. mais yu sedd yaa ngi nii ndox yu sedd yaa ngi. ventilo yaa ngi ëpp taal télé bi ñu waxtaan.
wax fa dëgg yàlla ku jël sa temps jox la ci lu mu tuuti tuuti nga war ko sant gërëm ko. dëgg la lépp loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën lu ko raw. yàlla na la yàlla jàppale si njaboot gi yàlla na la yàlla defal jàmm. yéen tamit yàlla na yàlla dem ba may Gaston télévision boppam. man Gaston man moom dama ko am cofeel ci moom. te yàlla tax ndax jom parce que dafa sincère. Gaston du làqu di la wax dara. da lay wax lim lay wax ñëpp di ko dégg. dëgg loolu nag mooy defar dëkk. gis nga nag war a wax yenn wax yi làqatu fële di ko wax moo tas dëkk bi. mais nit ki li nga war a wax da nga koy wax ka ko war a dégg ko. mu jël ci ay mesures bu ci waree jël ay mesures. dëgg la su ko waree yokk mu yokk ko su waree am lu mu bàyyi ko. dëgg la kon donc loolu laa amoon lu ma ciy wax. di ñaan yàlla sunu daje bi yàlla nañ dajawaat. ci ay fi ñuy tëjee rek ma ak yow. mooy sa mbër. dafa laaj benn combat. ci le 1er janvier bi. waaw tey jii en tant que coach am. boo ko doon wutal cible kan nga ko bëgg a jox. waaw nekk na mbër boo xamante ni si nii. nga baal ma boo tuddee tur rek. yàq. parce que liy yàq mooy. mbër boo fi tudd mun ne dañ maa pareel ba pare. dootuñu la jël ilaa yomi din man Youssou Ndour moom si boppam moom maanaam amul mbër bu ko mën a bañ. ndax ñu àgg ci làmb. non bëri naag sox bëri naag usine doole. daan na ko mbapat. Caaka Fay. si Caaka Fay xam gis nga Caaka Fay. waaye yow bàyyi ma waay. Caaka Fay champion d'Afrique la dama laqoon boppam de. léegi nag ak taay bi mu yor nii. nga xam ne kon dafa am caay-caay yu bëre. macha allah loolu moo am importance. nit ñi dinañ la entraîner jàngal la bëre jàngal la xeex jàngal la lépp mais caay-caay da nga koy amal sa bopp. mais tey jii bu Makan ñëwoon ak avance bi le 1er janvier da ngeen ko jël. waay neel Makan mu indaale ñaari avance ba ñetti avance dinañ ko jël incha allah. kontaan ci yow grand. waaw nekk mu ne ñetti avance dinañ ko jël incha allah. amul solo dégg da lay dégg kay loolu kay dégg na la. waaw incha allah joxal grand bi Issa. mu mel ni que kooku ma toogal nag. moom mooy mën naa ko tuddee frère wu Youssou Ndour. parce que bañ na ko ba moom ay plateau yu muy toog yu bari. signature contrat yi lépp da ngay dégg mu naan Issa sama doomi ndey maa ngi koy nuyu di ko ziar. li ko def nag ñoom ñaar mooy ay frère lañ parce que ñoo bokk ndey ndax seen yaay seen i couleur dafa yàgg. Issa ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk inton yi rawatina poste mag boobu di Gaston Production.com. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Gaston Production bu baax. di rafetlu teewaay bi ngeen ñëw Tëngéej fekk sañu fekk see suñu rakk ji suñu mbër mi Papa Ndiaye bi ñu koy wax Youssou Ndour. donc di xale bu baax yaru di rafetlu teewaay bi parce que ñun ñëpp ay ndaw lañ. donc di rafetlu liggéeyu Gaston Production en particulier Père Gaston. parce que opérateur économique bu mag la. donc day participer ci développement dëkk bi. boo xoolee dëkk bi tey bëri na ay mbër yoo xam ne koo wax. mu ne bu ma gisoon Papa Gaston ba mu tëggal ma. donc ñëpp moom la ñuy wër. donc ku mel noonu dañ koy ñaanal rek xam nga yàlla bàyyi ko fi donc may ko kantan ak wér. ba mu gën a mën a produire xale yi. donc gars yi di si gis seen bopp. parce que dëkk bi ku gis ni mu demee xam ne bëri na ay lutteurs. te dëkk bi neexut. chômage bi bëri na. donc li muy liggéey daal ñun ñu ngi ko si ñaanal. donc site bi yàlla na dama dem ba doon télé. donc di ko rafetlu bu baax souvent on le suit à la télé. mu nekk suñu papa ju baax di référence si ñun. ñun ay jeunes lañ. di liggéey. di jàng si franchise am si franc parler am. donc Père Gaston man bu ma koy déglu dama siy gis sama bopp. je suis très jeune damay am fierté ci moom. parce que chaque jour dafa direct. si digg bi lay jaar. des fois muy wax ak mbëri mer dama naan paa bi lu muy wax dëgg la de mënul ñàkk donc mënul ñàkk donc di rafetlu bu baax comportement bi mu yor xam ne jeunes yi ñun jeunes yi ñu ngi xool ci moom ñu ngi jàng ci moom daal ñu ngi ciy gis suñu bopp macha allah donc di leen kontaane bu baax a baax di kontaan seen taw. mais Issa Youssou Ndour bi nga déggee ñu ne am na combat diggante mag Weuz Diambar amoon nga yaakaar ne bu demee day daal mais man comme li ma koy wax chaque jour rek xam nga ñun ay sportif lañ. souvent damay wax ne keroog rek maa ngi koy wax géej ma ne ko yow maîtriser woo liy xew sa làmb ja. yow li nga maîtriser mooy entraînement yi ngay def. si li nga nekk liggéey bi nga liggéey rek nga maîtriser. li si des yàlla moo koy joxe. mais nit bu liggéeyee ba taxaw ba xam ne li mu yor kii buy dem dama ne kaan demal daan rek ñëw. parce que xam naa li muy liggéey des fois damay dajeeg moom géej. muy entraîner mais dama ne kaan góorgóorlul parce que tamit mbëru gox la. donc bu ko gox bi jàppalee rek mën na dem. mën na am dara te am na jom comme ni ngeen ko waxee lébu day am jom. xam nga yaru na donc xale la donc
ñàkkagul dara. te nit bu amee yar déggal ay magam. am donc kilifa lu mu am kilifa. dara jomb ko. donc dara jomb ko. macha allah donc noonu la. Issa en tant que autorité di doomu Tëngéej ban message nga bëgg a lancer ci autorité yi rawatina ci élection yi ñu jëm ci Tëngéej. waaw di wax ne rek man en particulier damay wax ak jeunes yi. parce que damay wax ne jàmm si la lépp xaj. te souvent gars yi politique bi buy waaj a ñëw violence bi dafay bëri torop. gars yi dañuy des fois dañuy wax sax ne dañuy utiliser xale yi. di leen def loolu lu ñu war a def. te loolu mën na ñàkk xale day conscient. xam li mu war a def xam li mu bëgg. parce que ëllëg ñun ñoo yor réew mi. ay père Gaston yi yëpp xam nga presque ñoom. seen wàllu wéy na. seen wàllu wéy na ñu ngi former doomam beeg Youssou Ndour boo gisee Birane tey ay génération lañu. dëgg la donc di conscientiser xale yi que ne politiciens yi mooy loolu. donc ku si toog tamit balaa mu ñuy gestu defar boppam ba pare. dëgg la donc nañ ci bàyyi xel ñu am jom xam nga kenn bu ñu yóbbu ci dara. et puis élection yi ñu def ko ci dal. parce que ñun ñëpp benn lañ. kii ni mu ko waxee noonu la amee man damay toog ak maître Bamar am naa occasion waxtaan ak moom góor gi Ndiaye dañuy waxtaan ak ñoom maire Albé monsieur le maire Alioune Mar c'est la famille c'est une famille. kon li nga xam ne nii benn laps de temps la jarul tax ñuy suñuy doom ji dee wala ñuy yàq suñu dëkk. wala ñu ciy xiiree ko ngaayoo jaru ko. donc je pense que ne na jeunes yi conscient rek. te gars yi tegal ñu programme bu ñu tegalee programme rek ñun ñu ngi déglu. bu ñu kenn xeexloo bu ñu kenn xulooloo. gars yi nañ teg seen programme yi rek ñun ñu déglu. bu jotee ñu dem woteel ki ñu saf ñu jox ko suñu maire yi donc man daal loolu laay lancé appel boobu pour jeunes yi quoi. macha allah ok kontaan ci yow. waaw maa leen gën a kontaan jërëjëf mu ngi noonu kon mbokk yi dégg ngeen témoignage yu am solo yi nga xam ni moom la coach su def ci ki nga xam ni mooy mbërëm waaye dégg tamit kàddu yu rafet yi Issa wax ci rakkam wax ko ci frère am Tëngéej nag mu ngi nii ñoom mbaax lañ xam mbaax lañ dondu mbaax lañ am ndax nag ay nit ñu civilisé lañ ay nit ñu am valeur lañ parce que wax naa la ko ku ni lébu gi rek sa xel dina dem ci jom ku ni lébu gi sa xel dina dem ci aada ak cosaan ku ni lébu gi sa xel dina dem ci fulla ak fayda waaye ku ni lébu gi sa xel dina dem ci jàppoo àndandoo nekk benn ñoom benn bopp lan kenn mënu leen xar ñaar tey nag ma ñëwoon fi Tëngéej dalal ndaanaan bu mag bi Youssou Ndour le tombeur de Weuz Diambar ki nga xam ni moo këpp yalwaani Weuz Diambar Weuz Diambar nag jógaat face à son frère ki nga xam ne mooy Santa Djik dana am ndam nag wala du am ndam le 28 novembre lay leer mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission bu mag boobu léegi ñu di leen jox ji jaaje ba beneen numéro gannaaw bu nu jaajëfalee naar sunu cameraman bi ñu àndaloon asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Gaston Production présente.